wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu El Mauritania ñu am mbégte am kontante dellu soit ak yéen ci seen émission bi ñu leen di amal naka samedi bu jot émission bi nag am beneen xar kanam xeltu yéen téléspectateurs yi ngeen xàmme ko xam ko bu baax a baax ñu war leen ko présenter ci beneen anam fii ci El Mauritania télévision bi nga xam ni mooy télévision Ndeye Ji Cheikh tey ji nag ñu am mbégte am kontante tey ji di ko indi ci beneen anam ak ci beneen taxawaay waaye lu yàggul dara duñuy ànd ak sunu réalisatrice yi ak sunu maanaam ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci liggéey bi ki nga xam ni moom mooy Selem Ould Bouha mi xam ni mooy sunu réalisatrice ak Siniya Mint Mayrouk Mohamed Ould Boubacar bi nga xam ne nekk injecte ak Sidi Ould Val ci sunu premier élément ci sunu portrait invité kan la ñu invité kan la leen xeltu invité tey jii si premier numéro am ci maanaam El Mauritania ñu ànd ak sunu réalisatrice ñu dem dellu sax ci plateau bi. doo ca Kër Maseen ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk teel a ñàkki wayjur Medoune Gueye teel ñàkk yaay ca ba mu amee ñeenti at daldi ci teg ñàkk baay ci ba mu amee fukki at ak benn waaye terew ko am jom lool. moom nag njàngum daaraam sorewul ndax li nga xamante ni moom mooy daara ji daf cee teel a wàcc waaye nag mu jàpp ne su tegee tànkam ci fi nga xamante ni moom la ko teg bañ koo teggi dina am ab ëllëg bu rafet mu ngi tàmbalee li nga xamante ni moom mooy liggéeyam ci wàllu mbay ndax dëkk ba mu juddoo di Kër Maseen ku ne xam na ne mbay doon na ci li nga xamante ni moom mooy seen activité principale ci bu mu amee ñaar fukki at ci la ñëw fii ci biir Nouakchott def na maçonnerie lu yàgg am na yeneen ak yeneen la nga xamante ni dugg na ci lépp rek ngir bëgg am ëllëg bu rafet ci li nga xamante ni moom mooy wàllu liggéey mu daal dee dem soobu ci li nga xamante ni moom mooy naf gi nekk ab mool lu yàgg tekki ci lu bëri teewal ci mbokk teewal ci xarit teewal ci am di jàmm waaye it am ci xam-xam bu mucc ayib Medoune Gueye doon na bàyyi njaboot doon bàyyi juróomi bant doon ko bëgg njaboot lool fonk mbokk taxaw yi néew gi doole yi doon ambassadeuru dëkkam bi nga xamante ni moom mooy Kër Maseen ba mu juddoo fii ci biir Nouakchott ndax lépp luy dëkkaani waalo yi di def dina ci dugal loxoom ci li nga xamante ni moom mooy turu dëkkam nekk ab mareyeur nag bu ñu ràññee lool ci tefes gi tey jii di yëngu ci wàllu njënd ak njaayum jën am ci jom lool am ci teraanga lool am ci lépp li nga xamante ni moom la as gor di wut ci li nga xamante ni moom mooy liggéey doon nag tiitaru dëkk ba nga xamante ni moom mooy dëkk ba mu juddoo di Kër Maseen. sunu mbokku téléspectateurs yi kooku mooy sunu invité tey jii Medoune Gueye nag di mareyeur xam ngeen ni tey jii fu nu toll fi nii géej gi bari na maanaam ay jafe-jafe bari na ay kurti bari na ay coow yooyu yëpp nag daan ci waxtaan ak moom mais également xam ngeen ni émission bi dafa am ay maanaam particularité am benn mbir moo xam ne mi ngi ci biir lépp daan ci dellu si sëñ Medoune dégg nga sa portrait li nga xam ni sunu naatangoo Léna Dieye defal na la sa portrait sa jaar-jaar alors tey jii ma bëggoon la laaj nan ngay dundee tey jii soo yëgee tey jii li nga xam ni sunu invité maanaam wax na la ko ban yëg-yëg nga am tey jii. waaw Babacar boo maa ngi sant yàlla bu baax surtout da nga jox nit bu nga xam ne li muy wax xam na ko di sant yàlla encore bu baax toujours damay sant yàlla di leen gërëm yéen waa média parce que bare na ci nit lu ngeen di leeral lu nga xam ni bu ngeen ko leerulee nit du ko gis li mu wax dëgg la dara du ci dañ xëy na man am naa lu ma fàcce woon sax moom moo ko complété di gërëm télé bi di ñaan yàlla aussi yàlla na leen yàlla taxawaay bu baax ba nga xam ni parce que li ngeen di def yombul du lu tuuti man nag li mu wax loolu la ci xëy na ci biir incha allah rabbi daanu gën waxtaan ci li mu la wax yëpp.
voilà foofu lay ñëw sax laaj la ci biir présentation bi dafa wax ni da nga teel a ñàkk sa waajur bu jigéen à l'âge de 4 ans ñàkk yaay nekk loo xam ni lu doy waar la nga ñàkk sa yaay si âge boo xam ni âge tout tànk la xale xamoo dara fukki at ak benn nga ci teg ñàkk sa waajur bu góor. waaw lan la def. loolu dëgg la xam nga dama dëkk ci dëkk ba nga xam ni xëy na ñàkk fa yaay du problème ñàkk fa papa du problème parce que Keur Massène laa juddoo man wóor na ma ni soo fi ñàkkee yaay ñàkk fa papa du sa problème xëy na nag bu fekkee góor nit nga ba nga xam ne da nga am jom te ñun yàlla dimbale nañu ci lu bare tiitunu ñàkk yaay bi metti na ndax en général ku ma mataan laaj lu la gën metti ci àddina dama ne lay wax li ma gën metti ci àddina mooy dem naa bay téye xaalis sama yaay lay ko sama xaalis sama papa lay ko sama xaalis mais sant yàlla aussi ak am ay mag samay mag ak samay nijaay ak samay tante yu nga xam ni macha allah nekk noonu ay xaleel mais bàyyiwuñu nu gunge nañu bay yàlla musal nu ci bon bu bare alhamdulilah mais nag kàttanu yàlla la ak sunuy waajur. alors Medoune du ñuy dugg nag ci li nga xam ni moom mooy maanaam visage u Medoune Gueye bi nga jógee ci loolu dugg si nga Nouakchott après ak ay mbir yoo xam ni dund nga ko wax nañ ko ci biir portrait bi mais da ngay yëngatu ci benn mbir moo xam ni waxtaan wi sax dañ koy aj foofu parce que foofu je pense que ni ñu ni seetaan ñëpp importance bi foofu la ñu ngi dund temps yi ñu toll nii ci wàllu coronavirus mbir moo xam ni mbir mu doy waar la tëj lu bare yàq lu bare ci wàllu koom-koomu réew mi ngeen di dund ci li nga xam ni moom mooy comment dirais-je naf gi muy pêche bi gis nañu ni tey jii jafe-jafe mi ngi ci coronavirus bi ñëw yokk ko mool yi ñu ngi yuuxu di dund bu metti ci wàllu li nga xam ni mooy naf gi nan ngeen di dundee en tant que tey jii mareyeur ci tefes gi. waaw xam nga Bakar li yàlla indi moom nit ñi ku nekk dañ ciy jàpp rek ak moytu moo fi nekk ba yàlla musal la ci parce que corona balaa la bu nga xam ne yàlla moo ko indi mais bu ku nekk defee ni mi ngi ci moom nga bañ ko transmettre sa morom yàlla duñu jàppale c'est vrai géej am na ay jafe-jafe liggéey bi jafe-jafe mais yàlla daf nu dimbali ba nu dëkk ci réew mu nga xam ni soo dimbalee sa bopp torop di nga mën tenir sa bopp bay changement am incha allah metti na nag parce que lu bare doon am amatul bare na lu doon am baratul am na li nga doon jot mënatoo ko jot li nga doon def mënatoo ko def mais nag du la tere nga am yëngatu bu nga xam ni da nga téye sa bopp da nga mën maîtriser sa bopp bay nouvel ordre. mais jafe-jafe yi nga xam ne yéen nga koy dund nappkat yi ñoo koy dund yow mareyeur nga ci beneen facette nga mais tey nappkat yi ñi nga xam ne ñooy amee seen maanaam gaal di dugg ci biir géej gi ñu ngi jàkkoonteel ay jafe-jafe yu mat ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax les côtes maanaam garde-côte les garde-côtes alors dem na sax ba am na ay mbir yoo xam ne mi ngi ci mooy dañ leen di imposer nanu maanaam lu ñu koy waxee ni sajak ngeen koy wax. voilà sajak dañ koy sajak c'est-à-dire que des fois am na ñoo xam ni du ñuy dem wuti jën dellu si waat te du ñuy wax ni benn ñooy ñëw am na ñoo xam ne daanu dem ba nekk ci biir géej gi du ñuy obligé ak ngelaw leeg yooyu nekk ci biir géej gi ba sa ëllëg sa ñu mën a gaare seen gaal pour mun wàcc sa jën des fois ñu yàq seen jën des fois seen jën yi yàqu ci alors nan ngeen koy dundee yéen ñi nga xam ne yéen ay leader nekk ci biir tefes. waaw xam nga garde-côte moom macha allah liggéeyam ñu ci am na liggéey boo gis xam nga géej dafa nekk mbir bu nga xam ni nit bu nekk nga fa am na kuy dégg am kuy gis am ku nekk am nga sa xalaat c'est vrai métti am na parce que boo nekkee géej teer parce que mais nag li ma gën gis léegi ci coronavirus bi suñu ministre bi yombalal nañu benn yombal bu nga xam ni lu bare dem na ci c'est vrai da ngay dem géej ñëw war teer mais nag da ngay dem en règle parce que nit aussi bu ñu nee laa defal lii pour nga dem. yombal bi leen ministre bi yombal lan la. yombal bi nu ministre bi yombal actuellement nit ñaa ngi dem c'est vrai xaw na metti ci ñenn ñi mais xaw na yomb ci nit ñi ndax sooy dem da ngay dagg bon de sortie bi day wane ni yow yaa ngi
yaa ngi dem. am na fooy jaar booy dem te loolu yëpp coronavirus bi. moo ko indi ndax am na lu nga xam ne aussi il faut ñu def ko ci nga mën xam ku dugg bokkuloo fi parce que mool géej dafa yaatu moddu nit mën nga fa jaar ñëw doolu gis mais bu ñu xamee gaal gi nii lii moo demoon lii moo dellu si donc lu ci yokk woon daa xam ni lii baax na loolu lu baax la ci mais mesures yooyu nga xam ni jëriñ ji jël na ko comme ni nga ko waxee ni que def na loo xam ne lu baax la mais mool yi ñoom déggee woon ko noonu parce que pour ñoom lii nga xam ne ñoo ngi koy def dañ ko def dafa favoriser dafa am ñu mu favoriser surtout nappkat yi nga xam ne ñooy nappkat yu jóge Sénégal mais favoriser wul doomu Mauritanie yi foofu tamit foofu dafay nekk loo xam ne lu xaw day waar la. xam nga mbir boo gis rek mbir boo gis ñu tekk rek dana am ñu ko gisee nii am ñu ko gisee nee nit ñi mënuñu bokk gis-gis mais nag c'est vrai Mauritanien bi nga xam ni dafa valable dem nappi ak Sénégalais bi nekk fii ba nga xam ni mënatul dem parce que Sénégalais bu dee moolu Sénégalais ngoon fii mënatoo dem Sénégal donc il faut nga liggéey mais yombalal ba parce que géej gi mbir la ba nga xam ni lu yaatu la liggéey bi dëgg-dëgg volonté liggéey la nga am volonté nga am bëgg-bëgg nga am pas-pas xool li ngay liggéey te ku nekk li nga ci war jël kese ngay jël leneen doo ko jël lenn rek nanu moytu yàq lépp lu nga xam ne lii gis naa ku koy yàq du ma ko def mais pour dem ci géej gi indi jën wala dem ci géej gi def dara kooku c'est pour tout le monde ki nga xam ni am nga droit liggéey. mais est-ce que yow d'accord nga ak ñoom ñi nga xam ne dañuy wax ni maanaam nguur gi doonu favoriser ñi nga xam ni ñoom ñooy étranger yi rawatina ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi. donc xam nga man sama d'accord ak ci nguur gi dafa jox faveur moolu étranger yi wala moolu mauritanien yi d'après li ma gis parce que man géej lay dund. yàlla daf ma dimbali su ma feebarulee maa ngi géej. mënuma xam lépp mais xam naa si lu bare mbiru mool yi nag am na beneen façon bu nga xam ni kooku ñoom la mais nag géej gi li ci am lépp lu nga xam ne mi ngi ci am macha allah suñ ko rafetalee même bu fekkee ñëpp fa nekk bu dul luy yàq dara nekku ci. mais est-ce que seen mbootaay yi nga xam ne ñoo nekk ci biir géej gi parce que damay gis ni à chaque fois aussi tamit ci biir tefes gi da ngeen booloowul maanaam yéen seen xalaat ak seen xel du ngeen ko demee benn géej gi soo fa demee bari na ay mboolo ñii ñoo ngi gauche ñii ñoo ngi droite est-ce que loolu tamit bokkul li leen di maanaam pénaliser di indi ay jafe-jafe ci seen wàllu liggéey ak revendication ak yenn yoo xam ne da ngeen koy wut des fois pour ñu faj ko mais kenn du xam kan mooy bopp ba kan mooy genn. waaw xam nga mbootaay yi moom mi ngi dem ci fédération yi ak coopérative yi. mais yooyu yéen ñi nga xam ne yéen ay mareyeurs yi da ngeen ciy sóobu mareyeur man FMM laa bokk. fédération des mareyeurs mauritaniens. mais ñoom ci boppam même mbootaay yi ci boppam. am na lu ñu def ndax am nañu benn comité de conjection yaakaar naa ni ñoom ñëpp ñoo ci ànd. déjà nit bu fekkee mbootaay ay ñu dajale ko la fu nekk nga jël fa kenn ñu tegale ko. war ngeen di tabax lu baax. war ngeen di xalaat lu baax. loolu rek mais nag mbootaay pour ñu déggoo aussi bu dee mbootaay boo xam ne ku nekk da ngay xëcc sa côté loolu moom du defar dara. du defar dara mais sëñ Medoune aussi am na beneen problème boo xam ne aussi am na foofu moom dama lay song parce que lu tax ma lay song foofu mooy avantage bi dafa mel na ci yéen mareyeurs yi lay nekk mais yéen amu leen gaal wala su ngeen amee gaal demu leen biir géej ñu si ëpp demunu biir géej mareyeur moom dañuy wax ni day toog mool bi mooy dem jëli jën am gaalam dem wuti ko indi ko ñëw jël ko ci mareyeur bi mool yi tamit wax nañu ni da ngeen di lëngaloo ak maanaam homme d'affaires yi lëngaloo ak ñoom jënd manko ci benn prix jël prix boobu di ko jëndee jën bi ñoom du leen arrangé yéen da ngeen di liggéeyal ñële des centaines de millions ñoom benn million bu mat sax duñ ko ci am est-ce que loolu yaakaar nga ni loolu aussi tamit que lu jaadu la. xam nga fiir ci liggéey dafa am ci liggéey boo gis boo ci àndee ak ay nit fiir def ci liggéey parce que mool bi mën na am man li may am du ci xaalis mool bi du jënu mool bi parce que li ci gën am solo moo di mareyeur mënoo ko nekk te gisoo jën mool bu amul mareyeur aussi
bu fekkee 1% ci mool yi lay nekk mool bi li muy am moom lay am mais man mareyeur mën naa am lu nekk parce que mën naa am gaalu Babacar gaalu Samba gaalu Demba mu am fa fukk am fa ñaar am fa ñett mu nekk lu bari. mais est-ce que du ngeen manko du yéenay manko si seen biir pour casser prix bi pour leen indi loraange prix marché de poisson dafa am jën yoo xam ni dafa am prix de marché mool dara réeru ko marché bi dafa xat marché bi dul yaatu comme place bii la li fi xew yëpp ni parce que acheteurs yi même buy dee 4 ñëpp xam nañ leen mënuñu manko parce que acheteurs yi kenn bokkul ak sa morom ñiy jënd amul ci kenn koo xam ne mën nga woo nit ngeen d'accord amul loolu wax la rek. xel yu wuute la daal. xel yu wuute acheteur amul ci benn man maa la wax benn acheteur benn jëndkat bu nga xam ni bu ma ñëwoon ni que nu manko jëndkat yu mag yi ci def dara du ko nangu wala su ko nangoo dana génn nànk wax la ni la demal jël nee ñu temps man ma defal la temps. mais est-ce que comme yéen maanaam les mareyeurs amu leen benn complicité ak les hommes d'affaires ba di lor mool yi. non mool mënuñu ko lor parce que yow ki nga xam ni sa njëriñ ci la nekk man du ma la lor du ma bëgg a ñàkk mool man mareyeur laa mais dama bëgg am mool dama bëgg ku may indil jën mais bon su ma gisulee jën bokkuma ma def taxi ji wala ma def dawa saret très bien. mais ki lay indil ki nga xam ne yow sa njëriñ ci moom la nekk war nga ko jàpp bu baax mais nag nit ñi bokkuñu parce que di nga def tuuti nit gi yaakaar ni lu rëy la nga defa lu ndaw fekk lu rëy la ñaareel ba ci liggéey boo gis mool dafa am ñu yàq xelu ñeneen ñi am na ñu yàq xelu ñeneen ñi am na ñoo xam ni benn nopp la am na mais nit déggoo la ki ngay liggéeyal parce que boo déggoo ki ngay liggéeyal du ngeen am benn problème te déggoo boo gis barke da ciy wàcc. Très bien mbokk yi kon dégg ngeen sunu invité li nga xam ni yëkkati na ko ci ay kaddu yoo xam ni laal nañu foo xam ni foo am solo la waaye du ni delluwaat ak waa régie ànd ak Sinia Mint Mayro ànd ak Sidi Ould Val ak Mohamed Ould Bakar Inject ak sunu complicité ki nga xam ni mooy Selem Bouha ak sunu coordinatrice tey nag dina am coordinatrice Mariétou Gueye mi nga xam ni moo topp sunu ay maanaam élément ñu jox nu sunu maanaam sunu premier élément question la boo xam ni mbokk yi teg nañ ko dañuy dem ak waa régie ñu laaj ko déglu ko nga ñëw tontu ci question bi. bon na ngeen koy mën a kii daal maanaam retour daal waaw loolu daal moo nekkoon sama laaj may laaj comme que yéen a fi nekk ay leader taxawal fii mool yi yéen daal laay laaj yéen yow moom si boppam laay laaj jafe-jafe gars yi fii lan la surtout sax pêcheurs yi ci boppam maanaam mool yi daal waaw ak ñi siy liggéey ñeneen ak ñeneen mais yéen daal yéen a fi nekk comme ay leader waaw wasalaam maa leen di jaajëfal surtout Médoune sax. dégg nga li mu wax maanaam yéen ay leader yi jafe-jafe yi nga xam ne mool yi ñu ngi koy jànkonteel nan ngeen def pour que mën a résoudre. xam nga jafe-jafe mool yi bon bare na parce que am na jafe-jafe yoo xam ni du ci boo seetee li ci ëpp ci du ci mool du ci mareyeur du ci parce que supposons ñu ni essence manqué na. am na jamono ay semaine pour nga am 20 litres essence dafa metti pour nga am essence da ngay toog 2 jours wala 4 jours. mu am jamono yoo xam ni yaa booy dafa manqué. bu manqué jafe-jafe la ci mool yi yooyu yëpp jafe-jafe la ci mool yi. léegi nan ngeen def pour ko régler. non ci problème mu essence bi du ci nun lu am na loo xam ne du ci nun parce que ñun suñuy réclamer essence te essence ñëwagul ci port donc mënuñu am essence mën na am beneen problème bu nga xam ni avant muy ñëw parce que essence bu ñëw ñun moom la ñuy jaay mais essence bu amagul kenn mënu ko jaay jaaykat bi ba gën a jaay. xam nga moom su ma déggee laajam dafa mel ne dafa bëgg laaj seen taxawaay yéen. ñi nga xam ne yéen ay leader parce que ñoom xëy na ay tout tànk lañu mais yéen am ngeen expérience boo xam ne ñoom amuñu ko mais yéen seen taxawaay lan la pour mën a di jokkoo ak nguur gi di jokkoo ak autorités yi pour mën a maanaam saafara li nga xam ne moom teg. xam nga jokkoo ak nguur gi c'est vrai wax dëgg yàlla am nañu ay jàmbaar foofu yoo xam ni yuy liggéey
lu liggéeyal mool yi xaw ma nag ndax gis nañ ko gis ko comme président fédération yi nationale ak président mareyeurs yi ak président Iba Sarr sama xarit bu baax ci jàmbaar di déglu mool yi seen jàmbat seen jafe-jafe mais nag fukki problème bu ñëwee yaakaar naa ni benn par benn lañ ko mën saafara te mool place problème la place bu ñaar fukki junne nit ak personne di xëy par jour du place bu nga xam ni war na yomb. ay at ngi nii mun ñu ngi doon wax ni 21% si PIB bu économie Mauritanie ci géej gi lay jënd ça veut dire que donc am na importance. am na importance bu baax parce que place bi nga xam ni jaaykatu gerte bi. jaaykatu bisaab jaaykatu fruit. ñëpp ci macha allah ñëpp ci xaalisu géej gi la. te yëpp li mu jël ci géej gi la koy jëlee génne ko amul luy dugg si amul kuy jógee dëkk bi di ñëw di jënd géej amul lu dul jën. te macha allah am ñi nga xam ni sax dañuy xëy géej liggéeyuñu mais bu ñu ñëwee place su wërsëg la et nu sant yàlla bi nu nekkee ci suñu réew mu nekk jumhuriya islamiya xéewal dafay am foo jóg jëm rek yàlla dafay xéewal xëy na nag dara amul lu mat lépp. voilà très bien Medoune ñu dem ak sunu maanaam. suñu dem ak waa régie si sunu deuxième élément muy deuxième question boo xam ni am na koo xam ne laaj na la ko ci Hassan yàlla la ko laajee mais comme xeltu particularité mooy am na mbir yoo xam ni dañ ciy boole ñëpp bëgg ñëpp mën a impliqué wu parce que day dund li nga xam ne mooy unité nationale bi nga xam ne réew mi moom la woote ñu dem ak sunu réalisatrice. doon نختار نعرض قضية هو اسمه الحوت كي مثلا بيعوا ولين نعرفهم اللي كمان هذا قلاص لين نجبروه كانوا نجبروه مثلا بصيغه متوفره والله ما اللي ما نجبروه ماشي. voilà laaj bi. waaw kii xam naa que sama nit la de laajte bi mu laaj ci problème mu géej problème mu glace problème mu glace mi ngi dépendre ci courant glace du defar boppam. fabrique glace day jël courant mais fabrique bu paan glace dina manqué c'est vrai am nañu fi jamono boo xam ni glace gi metti woon na trop parce que saako glace da doon ko jënd juróomi téeméer dem na ba nga koy jënd ñetti junne donc kooku mais yàlla bi nu yàlla dimbali mu jul yàq xëy na amoon na problème yu tuuti yu amoon foofu moo indi woon loolu ak jamono tàngaay à chaque année ni ñu xam ne ni jamono tàngaay glace ni mu doon sotteekoo mënu ko sotteekoo yooyu mooy problème mu jën yi mooy problème mu ñëpp. waaw mais glace su fekkee ni da nga wax ni léegi problème mu courant la problème mu courant nan ngeen di ñàkkee courant ba glace di manqué loo bëgg wax da nga bëgg wax ne dafay bare coupure yi am day bare lan mooy problème bi. ba glace problème bi du loolu li ñuy jël ci glace. parce que nit aussi. glace gi mool yi di ñuy yóbbu glace borom oto yi voyager ci région yi di ñuy yóbbu glace jaaykat yi di ñuy yóbbu glace usines yi ci boppam seen jën bi diñ koy glacé mën na am usines yiy joxe glace mën na am ñaar bu ñu demee tey jii bu ñu amee problème rek glace mën na manqué. voilà raison pour laquelle loolu moom mooy indi jafe-jafe yi nga xam ne moo war a dina koy am est-ce que tey jii. amu leen beneen stratégie beneen taxawaay ak beneen doxalin boo xam ne su ngeen ko defee dana mën a permettre au moins que glace bañati ñàkk parce que loolu tamit maanaam erreur la lu doy waar la loo xam ne tey jii mën naa wax ni seen faute la yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci tefes gi di liggéey. waaw xëy na loolu ñun. c'est vrai parce que loo gis organisation la. bokk na ci organisation li ñu gën bëgg parce que glace bokk na mooy priorité ci jën parce que boo amee jën amoo glace. munoo sa xel même booy jënd jën li nga war a jëkk xalaat mooy nga am glace boo ko glacé parce que en général da ngay jënd jën 6 heures soo amulee glace jën bi day yàqu mën na nekk valeur bu bare mais day yàqu waaye nag ñàkk boo mu fi ñàkk xëy na nag bay sonal nit ñi amul loolu am na ay période yoo xam ni day jafe te loolu ci lu nekk la nag mais nit ñi aussi il faut ñu comprendre ni
lu nga xam ni chaque jour plus de usines yi dañuy dem bay glace yi dër moo ci des dootul plafond bi dara mën na am ñàkk benn bés dara nekk ci xëy na nit ñi ñoo xawul kii rek. gëm Medoune ñu dugg ci beneen point boo xam ni point bu am solo la parce que dafa ma amal solo parce que man def naa ci maanaam ay jàngat ak reportage yu dul jeex Léna Dieye mi ngi may seetaan tamit que def na ci ay reportage yu dul jeex ñeneen def nañ ci lu dul jeex mais toujours ce problème là persiste ba tey mi ngi fi te bokk na ci li yàq koom-koomu maanaam géej muy maanaam koom-koomu géej gi da koy yàq muy les fils monofilament ñi koy wax mbaalu caas te mbaalu caas yooyu dafa mel na yéen mareyeurs yi ak seen ay lëngaloo ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ay bailleurs de fonds ak yooyu yéen a complicité ngeen ba loolu bëgg leen mu jóge fi parce que moo leen di arrangé yéen est-ce que loolu tey jii jaadu na ci réew mu mel na Mauritanie ñuy wax ni moo ëpp jën ci àdduna bi te mënatuñoo gis jën ni ñu ko daan jëne parce que lekkatoo jën yi nga war a lekk yow xam nga mbaalu caas képp ku ni la lu baax la ci géej waxul lu am mais ñun li ko mool yi koy utiliser xam nga mbaalu caas balaa nga koy yóbbu géej di la koy jaay balaa ñu la koy jaay dafa am fu mu ñëwee fan lay jóge Mauritanie amul usine buy def mbaalu caas ñan ñoo ko fi dugal loolu la ñu war gëstu loolu la ñu war gëstu xam nga Mauritanie nappul mbaalu caas indi ko fi liggéeyu ko waaw mais ñi ko fi indi mais mbaalu caas amul ku d'accord benn nit bu nga xam ne mën nga d'accord ci ni lii lu baax la parce que lu yàq géej la c'est vrai lu yàq géej la ñi ko fi indi kon ñan la homme d'affaires yi non li ko fi indi kooku moom du suñu domaine ñun parce que ñun ci géej gi la nekk waaw mais li indi si seen domaine la parce que yéen ngi liggéey ci biir géej yéen ngi liggéey ci biir géej ni ñu ko bañee waaw ni ñu ko bañee suñu xamoon fi muy jaar bay ñëw am na neneen lu nu mën def comme ni ñu ko bañee daan ci gën leeral mais mbaalu caas yàgg na nit ñi bañ ko amul yaakaar naa ne amul réew bu ko accepté. est-ce que am ngeen ay perspectives yoo xam ne da ngeen koy teg taxawal ko pour waxtaan ak nguur gi fi nekk li parce que gis nañu am nañu volonté xëy na pour tey soppi lu bëri ci réewu Mauritanie est-ce que am ngeen tey ji ay perspectives yi nga xam ne da ngeen koy teg pour waxtaan ak nguur gi surtout ministre bi nga xam ne seen tutelle ministre de la pêche pour que loolu mën a saafarawu. waaw loolu moom man yaakaar naa ni mi ngi saafarawu parce que. wàññeeku na bu baax par rapport ak lu mu meloon wàññeeku parce que ñun ñii ñëpp man dama ci doon liggéey ci loolu. ci mbaalu caas. waaw mais bàyyi nga ko wala yaa ngi ci ba léegi. non bu ma ko bàyyi ñam ko neex naa ko bàyyi naa ko. non nit bu ne la dama ci doon liggéey. ça veut dire que c'est le passé. donc lu passé la. du lu muy dellu si. parce que duñ ci doon liggéey mais boobu. xëy na ñàkk xam la wala yu bare nekkul woon suñu bopp mais bi ñu demee ba xam ni lii baaxul ñu bàyyi ko. ngeen bàyyi ko très bien sëñ Medoune dafa am xeltu concept la dafa am nu muy doxee am nu muy demee xam naa ne nag daa wax ni ban période la ak fan laa jaar ak ban période laa def li ni mel du ñuy ànd ak la complicité de la régie ñu wannu suñu premier élément ci témoignage yi. am na fu nu dugg am na fu nu dem foo xam ne xëy na ban heure ak ban période la xamoo ko waaye tamit que daanu dégg ñi nga xam ni am na ay témoignages yu def ci yow ñu dem seetaan leen dellu saat suñu premier témoignage. boo ma laajee ci Medoune am na lu bëri loo xam ne mun naa ko wax xam naa ko ci moom mun naa ko wax parce que mën naa wax ni à peu près maa ngi def ak moom 4 ans presque ndax lu ci des ci 4 ans yi bëriwul yàlla boole ma ak moom ñuy liggéey. mu nekk ku bëgg lu muy def surtout liggéeyam muy nekk lu mu gëm di ko def beneen bi ma xam ci moom ku yaatu la xam ci moom ku jàmbaare ku ñemi fitna toujours dama koy wax léeg-léeg da ngay dem noppalu léeg-léeg nga jël repli léeg-léeg nga xaw xëcc tuuti pour nga mën a seetaat sa liggéey lu ci dox ak lu ci doxul mais moom fuggu liggéey boobu moom la jiital muy bëgg fitna macha allah catuwuma ko
bëgg macha allah tam dajale nit ñi associative ku mu nekk ku social boo ñëwoon place ba macha allah da ngay gis ñu fa dajaloo ñiy lekk ngay lekk ñiy naan ngay naan macha allah ku baax la quelqu'un qui a un grand cœur wax dëgg yàlla loolu moom xam naa ko ci moom. waaw xam nga ay doomu aadama lañu yàlla rek moo mat amul kenn ku amul défaut muy man muy yow muy moom muy keneen ñun ñëpp ku nekk am nga défaut am na défaut yoo xam ne nit mun na ko wax ci média comme nii dinaa ko citer muy am na ñaari défaut yoo xam ne mun naa ko wax xëy na am na yeneen défaut yoo comme man yi ma am yoo xam ne yii xëy na c'est à deux la ko nit mun wax du lu ñuy wax ci média mais ñaari défaut yoo xam ni man à chaque fois dama koy wax bu ci jëkk mooy dafa rëy lu tuuti yaakaar na ni boo ko defalee da nga koy yebe kooku c'est un défaut te rëy yàlla rek ko moom nit war na mën jëflanteeg ñi mu àndal ñu dimbali ko mu dimbali leen te taxul ñu yeb la rëy moom bu ko dindee macha allah dina kii ci moom beneen bi dafa mun wax lu wax ju ñagas waxam dafa ñagas xam nga léeg-léeg nit day juger boppam par rapport ak li mu représenté nga nekk sa place ànd ak sa doom ànd ak sa jarbaat ànd ak say voisin ànd ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ak yow à chaque fois ñu lay dégg ngay wax yenn wax yu rafetul boo waxee saaga boo waxee rafetul te vu sa personnalité lu mu représenté ci sa famille lu mu représenté fi mu nekk am na image bu rafet bu mu war a joxe man moom laa koy wax toujours kooku moom dinaa ko crier haut et fort xëy na am na yeneen yoo xam ne maag moom à deux mun naa ko wax mais ñaari défaut yi benn bi rëy mu dindi ko pour dem beneen bi mu ñagasam boobu nga xam ne bu wax ku mu wax rek nga yëg ni touché na la mu wàññi ko. sëñ Medoune kii xam ne la sa assistante la dégg nga li nga xam ne wax na ko li mu wax ci sa yow ci say qualité yooyu moom déjà on passe bëgg naa rek directement balaa ñuy ñëw ci deuxième élément bi dégg nga li nga xam ne wax na ko ci sa ay défaut foofu laay ñëw ñaar la cité tey jii nga wax ma ci moom aussi. waaw xam nga kii c'est vrai wax na dëgg ku ma xam la li muy wax yëpp ñàkk tricher laa mënul man mënuma tricher su ma la meree da ngay xam ni mere naa la su ma la meree da ngay xam ni mere naa la mais yàlla dimbali na ma du ma tooñ barew ma fekk jataay bu ma di toog ci jataay boo xam ni du sama mbir barewul lu may waxtaan barew ma bàyyeeg nit dara dama parce que loolu bokk na sama défaut wax na dëgg ndax man xeexu pël laay xeex te mën naa xeex ak yow fii ak at. mais est-ce que tàngat bi aussi. non tàngat bi wàññi ko aussi di nga nag tamit que des tàngat fois bi yëpp du ma ko xoolee parfois da ngay def dara ma toog xam ni li ma def ma regretté ko mais tàngat xam nga nit buy xeex ak yow ci lu la arrangé lu baax. ko man sama soxna sax bëgg naa nu xeex ak ñuy xeex ci mu may jëmale lu baax mu songa ma fekk mi ngi may yóbbu ci lu baax xam nga ñaar dafa am nit gi tàng mais man bu nuy xuloo maag sama booy xuloo ak sa soxna te nekkul ci mbiru développement amul njëriñ mais sa soxna bu la dee songa ci lu nga xam ne luy développement la kooku dara nekk ci wax ji ñagas ji. wax ji ñagas man mënuma supporter wax bu bon. saaga bi. benn la sorewuñ wax bu bon mënuma ko supporter man mënuma supporter wax bu bon. supporter bon c'est vrai ku ma xam la nag dañuy xuloo moom nuy liggéey di nuy kii bay mere yow mën na gedd léegi dem mais nag man aussi dama koy comprendre wax dëgg yàlla jigéen fukki jigéen yu mel na moom ak ñeneen ñu nekk ci biir géej am na ñeneen moromam yu nekk ci géej ay jàmbaar yu ma xam ni yu mën góor lañu mais nag yi mu wax yëpp am na lépp yi mu wax yëpp am na très bien ñu dem
ci beneen élément muy sunu deuxième élément bi nag élément la boo xam ni xëy na bu lay neex la waaye tamit am loo xam ne tamit que mi ngi ci lu lay bett lay doon aussi tamit que ñu dem ak sunu réalisateur. Babacar sama papa moom wax dëgg yàlla noo ngi koy gërëm di ko sant parce que papa la bu mat papa la buy exemplaire papa la buy jàppale ay doomam papa la bu sonn ci doomam papa la boo xamante ni exemplaire la papa la boo xamante ni der la papa la boo xamante ni liggéey rek la gëm xamul noppalu aussi li war ci doom yëpp mi ngi kiy def macha allah noo ngi lekk noo ngi naan macha allah noo ngi nekk sunu kër macha allah amuñu benn problème noo ngi koy ñaanal yàlla loo xamante ni yàlla na gën a ñaaw njortam yàlla na ko yàlla may lu mu bëgg te aussi noo ngi koy occasion di ko baalu ak lépp luñ ko mas def ci loo xamante ni daf ko metti ak loo xamante ni teyu na ko loo xamante ni gisuñu ko noo ngi koy baalu bu baax a baax di ko ñaanal yàlla fu mu dem lu mu rêve ni yàlla na ko yàlla gën a jox lu gën a sakkan loolu aussi di ko gërëm bu baax di ko gërëm wax dëgg yàlla noo koy gërëm di ko gërëm bu baax. sama papa de nit ku baax la man li ma xam ci moom dafa bare sama complice la sama confident la sama lépp la wax dëgg yàlla sama xarit la ku baax la am benn problème man moom daf ma bëgg man moom ku ma laal moom jot ko man de dama koy ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wer mu dund ba fekkee suñu njariñ ñun ñëpp nit ku baax la ma ngi koy ñaanal yàlla liggéeyam bi yàlla na ko si yàlla jëmale kanam lim ci yóotu yëpp mu am ko ci koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér daal man yéene yu ma am ci moom bare na parce que man moom sama xarit la yéene bu bare laa am ci moom yéene naa ko mu dund ba fekkee sama njariñ parce que mu ngi may jàppale man moom daf may jàppale ci côté yëpp waaw maa ngi koy ñaanal nag li may jàppale yàlla na ko fi yàlla bàyyi bu mu fekkee ko. alors élément surprise. ban jàpp nga ngay am ku jëkk gi sa taaw la. waa dëkk la ki sama taaw la bu nga xam ni il me respecte très bien du télé bi du kii bañ nekk bay buy dugg sama oto su fekkee du ñaar ñoo nekk ci kanam du dugg ak respect ku ma déggal la c'est vrai li ñu wax yépp xëy na am na lu ci manqué xëy na def nañ ci lu baax mais ñoom ñëpp man xaw ma xaaj ak seen Fatou c'est ma fille am na rakk quoi. mooy sa secrétaire. mooy sama secrétaire am na rakkam bu ñu wax Bandañ mais moom mooy sama doom Fatou moom mooy sama doom. C'est vrai sama taaw bi c'est vrai su doon ku may contaminé daf may contaminé mais nag toujours man su may wax ak nit comme li ñuy wax rek tàng bi moom daf ci nekk. moom wax na ni su la masee def lu mu la warul def daf lay jéggalu profité ci occasion. bu jéggalu la ça veut dire que waajur doom day tooñ waajur. non man du ma jàppal sama doom àq parce que dama xam li nekk ci àq alhamdulilah du ma jaayal parce que erreur mën na am nit gu nekk da ngay juum man mën naa juum lu ma war defal sama doom mën na juum lu ma war defal sama doom mën na def lu nga xam ni lu rëy la fekk man ma tuutil ko mën naa def aussi man lu nga xam ni lu rëy la moom mu tuutil ko. voilà sëñ Medoune temps bi mi ngi dem parce que li nu des si waxtu xëy na sax bareetul mais dafa am sunu troisième élément mooy dernier élément bi nga xam ni moom laa lay wan kii dafa naa ni dundoog sa yaay dundoog sa baay waaye ku lay xam mooy ki ngay dundal guddi ak bëccëg di nekk ak moom guddi ak bëccëg ñu ànd ak sunu réalisatrice mu war na sunu troisième et dernier élément. maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant te di leen gërëm boo ma laajee ci sama borom kër dinaa kontaan trop ndax Medoune dafa nekk nit koo xam ni nit ku baax ku yërëm jigéen koo xam ne kuy sonn ci njaboot maa ngi moom def nañu 10 ans mais amuñu problème boobu mais nag du ñàkk problème mu couple mais du loo xam ne nii
lu grave daal nekk na nit koo xam ne nii bëggul ay njabootam sonn te it mi ngi may jàppale lu mu mën ak lu mu mënul yëpp mi ngi koy def kontaan nag trop. déedéet moom des fois rek parce que des fois ci liggéey bi bu liggéey bi neexul ngay gis ni bu ñëwee dina am xaw a am tuuti xadar mais bu ci jugee du loo xam ne nii da koy jàpp du loo xam ne góor gu nga xam ne day téye mer su waxee lu muy wax rek pare la ci alhamdulilah boobu chance boobu moom yàlla may nañu ko daal kër gi dina foo dina ree fecc sax da koy def ba moom amul problème boobu waaw loolu moom dëgg la moom daal ceebu yàpp moom boo ko toggalee du ko lekki kudd loxo la koy lekke moom laa gis naan moom kooku moom boo ko toggee day kontaan ba bëgg a dee wax dëgg yàlla. non fiirul noonu parce que bu fiiroon ni du ma bàyyi may liggéey ndax man damay commerce damay dem ba Dakar di wuti marchandise di ñëw te du am benn problème wax dëgg yàlla du ko fiir wax dëgg yàlla. mooy rek ni mu bàyyi gaaw a mer bi moom gaaw na moom jege na mais bu ci toogee ba ci yàgg rek day dañ mooy beneen bi tamit moom mooy encore mën na nekk léegi nit di jëndanteeg moom nga dégg muy waxanteeg moom naqadi deret bi daal bu ko wàññee tuuti daal kooku dina baax. dama koy ñaanal yàlla wér ndax actuellement nii dafa feebar dafa ànd ak ndigg mais xoolal du toog na xëy 7 heures ba ay 18 heures bu kii bi amul mais mu koy ñaanal yàlla wér ñaanal ko yàlla gudd fan te yàlla bàyyi ñu ko suñu njaboot yàlla bàyyi ko suñu kanam ba nga xam ne ni bañ koy tàngal ci barke rasulullah naa koy ñaanal yàlla. voilà kii sa soxna la témoignage yi c'est émouvant lan nga ci waaw kii yéen a ngi bind Ndeye Marie Seck man mosuma jaar ci turam quoi jeeg laay wax bi waa quartier bi sax xale bu ñëw naar danaa ne wéy nu jeeg su tooñ amee man maa koy tooñ amul lu mu ko dul def aussi elle est très accueillante xam nga soxna bu demee bay say doom yi nga xam ni juru leen sax mu bëgg leen moo ëpp so léegi sëylutuk man xale yi lay sëyal sonn na ci man sama lekk sama naan sama solin loo ma gis ma mel ka rek moom moo tax c'est vrai comme li ñëpp wax tàng bi moom mi ngi fi waaye incha allah rabbi daa xeex ak moom dinaa xeex ak moom bay wàññi ko tuuti ki ma gën nag def li ma def nii mooy samay frère aussi waxoon naa la ni la Karmassène laa dëkk mais ñun ñëpp a benn loon mënuma tudd samay ni am naa samay frère yi ma bokkaan léegi bàyyi mais dama dëkkoon ci dëkk bu nga xam ni kër goo dugg su fekkee da nga ma fekk ci kër gu nga xam ne suñu kër su ma la doon teral foofu laay teral du ma déplacé di dem sama kër. parce que yéen ñëpp benn ngeen. benn loonu loolu mënu mayoon chance dana bare yu ñu wax ci ñun daan am défaut mais dana bare loo xam ne moytu nañu ko te alhamdulilah ñoo ngi dem léegi alhamdulilah. alhamdulilah émission bi jeex na takk parce que 45 minutes la moyenne jeex na takk dama lay bàyyi rek nga tàggoo ak mbokku téléspectateur yeeg téléspectatrices yi ñu joxe daje incha allah beneen yoon. waaw maa ngi gërëm ñëpp di gërëm samay waajur di gërëm samay frère di gërëm lu tax yow nga xam ma muy Waalo Sport samay collègue Waalo Sport yaakaar naa ne fii la ñu gën gisante di gërëm sama jeunesse su dëkk bëgg nag sama réew bëgg sama dëkk di ñaanal yàlla yéen waa télé bi yàlla na leen yàlla bay ku nekk sa mbiru bopp amiin yaa rabbi bu nga xam ne yaa ngi ciy doxal li nga doon doxal réew mi di ñaan samay collègue waa géej samay xarit mareyeurs yi de A à Z di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm ñu ñaan yàlla aussi lépp li nga xam ni mën nañ ko saafara ci géej pour mu defar ñu defe ko bu ñu gisee lépp lu nga xam ne lu yàq
ñu ànd defar ko. di nuyu sama ma fille. Fatou maa ngi koy nuyu bu baax. wax na dëgg sama secrétaire. ci kër gi. merci jërëjëf Medoune Gueye mi nu doon dalal tey jii ci sunu premier numéro xeltu bi nga xam ni saison 6 laa koy tuddee sax di gërëm également sama consoeur sama xarit sama lépp Léna Dieye mi nga xam ne moo nu présenté portrait bi di gërëm également ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi gis ngeen ko infographie bi Ousmane Tandian liggéey ci liggéey bu mucc ayib ki nga xam ne mooy Alassane Ba ci wàllu montage bi tamit ñu koy gërëm bu baax a baax di gërëm également waa régie Siniya Mint Mayrouk mi nga xam ne moo nekkoon mélangeur Sidi Ouleval VTR Inject Mohamed Oulbakar sama xarit mon ami Abdallahi Mahfoud Fatimitou Mint Bilal ñoom ñu nekkoon son bi di gërëm bu baax Selm Bouha mi nga xam ne moo réalisé émission tey jii di gërëm ñëpp di leen jox daje samedi bi di ñëw ci sunu beneen invité sunu beneen émission yàlla yàlla jàmm ci biir mi yàlla sàmm nu muccal leen ci barke yonent bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu